di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ak si yéen ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës mandat de dépôt yi ku jukk ñu doon la ca benn jàllale kon ca rëbës loolee danañu ko xoolaat ci nouvelle politique pénale bi jëwriñ ji ñu dénk wàllu ko yoon moom moo ko xamle Ismaïla Madior Fall daal di àdduwaat ci dunduk ñi nga xamante ni ñoom la ñu kon nëbb jant bi loolee mënees nañoo jàpp ne seenu pension dana yokk bu ñu ko xayma danañu ko defaatat mu jot ci ñuy dund ci kaso yi juróomi milliard ancien ambassadeur Seydou Nourou Ba ñu daal di koy tànn ngir nag mu jiite waxtaan yi diggante parti politique yi jamono joo xamante ni ñu nga jëmee ci ay élection loolee danañu ko waxtaanee tànneef gu ni mel lan la mën a jur ci géewuk politique bi rawatina xamante ni moom la ñu teg ca bopp ba am nañ ci gan Babacar Fall secrétaire général GRADEC groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ngoné. kon ci kanam tuuti danañu amal waxtaan wi danañu xuusit ak kuréel goo xamante ni mi ngi ëmb ay parti politique yu bees féetee ci kuje gi correct la ñu duppee googee kuréel xamle nañu ne nag ñoom danañu taxaw ngir ñu vérifier lépp lu jëm ci wàllug mandat présidentiel bi ña ngay tàllal loxo it weneen wàll wi ci opposition bi ngir mën a jàkkaarloo ak nguur gi fi nekk tàggat yaram des na del si ci tirage au sort huitième de finale Ligue des champions loolee ci njeextalu xibaar yi lay doon ponkaango kon mbokk yi nis tut ñu yaatal ko. mbokk yi dellu nuyu leen rafetlu attente bi ak télévision Futurs Médias mandat de dépôt yoo xamante ni kon bu ñu am lekk yoon ci similak sall rek ñu teg leen loxo jàllale ca kaso yi xeetu doxalin woowu politique bu bees bi nguur gi tekk loolee danañu ko ci suppi yow ñu dénk wàllu ko yoon moom moo ko xamle ci it dund bi ci kaso yi nee na yokk nañu ko ngir daal la ñu fay lekk gën a nekk lu gën Ismaïla Madior Fall doon jiite cérémonie passation de service diggante directeur général administration pénitentiaire bu bees bi ak ka fa nekkoon ay kàddoom Pape Fara ñi ngi moo ko taataan. indemnité journalière bi nga xamante ne dañ koy jox prisonnier bu nekk ci budget 2018 yokk nañ ko léegi dina dem ba 1023 francs ba nga xamante ni alimentation yi nekk ci prison yi amélioré nañ ko léegi am na presque un peu moins de 5 milliards yoo xamante ni dañ koy consacrer à l'alimentation dans les prisons. nee nañu ci politique pénale bi dañuy rationaliser mandat de dépôt yi c'est-à-dire que dinañu xool ci politique pénale bi cas yi nga xamante ni obligatoirement il faut pour préserver une bonne distribution de la justice délivrer un mandat de dépôt ak yenn cas yoo nga xamante ni léegi dinañu xool citoyens yi nga xamante ni am na ay garanties suffisantes de représentativité kenn du joxe systématiquement mandat de dépôt. mu ngi noonu Ismaïla Madior Fall kon ci wàllug mandat de dépôt yu ni mel laata ma dellu si ci wàllu politique waxoon naa leen gan gi waaye Ababacar sa xalaat ci mandat de dépôt yi gars yi yàgg nañu ko kaas ba finalement prison yi fees ba fees bu jéggi dayoo kàddu ministre bi. maa ngi lay gërëm soxna Ngoné loolu lu ñu war a rafetlu la parce que comme ni nga ko waxee nit ñi yàgg nañu ñaawlu suñu kaso yi ni mu mel. kaso yi dafa fees del kaso yoo xam ne daanaka bi ñu ko tabaxee jamono indépendance la woon xëy na ñu ngi ko tabaxoon pour xëy na 2 junni yu toll ci prisonnier léegi mu dem ba am ay fukki junni prisonnier nga xool conditions yi nga xam ne ñoom lañ leen di tëjee ak lekk ga ñuy lekk vraiment métti na métti goo xam ne yaakaar naa ne même mala sax mérité wul loolu donc bu fekkee ministre bi wax na ne loolu dañ ko jéem a saafara pour maanaam fexe ba améliorer ko pour que conditions de détention yi gën a vraiment respecter maanaam droit de l'homme bon nit ñi maanaam ci seen wàllu dëkkuwaay ci seen wàllu lekkuwaay loolu lu ñu war a rafetlu la yaakaar naa ne loolu vraiment bañ ci waree taxaw yàgg na. améliorer ko mais parce que sax ku demee ñu demee ni waa observatoire di xool lieu de privation yi bi ñu demee ci yenn kaso yi daf leen xaw a jaaxal fu demee ni Ziguinchor conditions yoo xamante ni gaañi bu tawee ñu ngi koy nekkee ci biir prison yi ak yu ni mel xëy na xool ñi ci wàññi dina baax mais ñi fi nekk tamit ñu xool nuñ ko mën a defaraatee diggante tàngaay wi taw yi leen ci mën a fekk ak parce que ay année nga koy def ci benn béréb bi ci yenn condition mën na jur leneen. non dëgg la lii xam nga problème mooy ñun dañu xaw a maanaam am loo xam ne dafa ñu dab nit ñi dañuy faral di wax ne kaso boo ko tabaxee daanaka yaay ciy jëkk a dugg
maanaam waxu olof la. moo tax yaakaar na depuis bi ñu amee indépendance léegi boo seetee tabaxuñu ay kaso yu bees yi fi nekkoon rek moo fi nekk te comme ni nga ko waxee yooyu am na dégradé wu na maanaam muy mur yeeg peinture yeeg toiture yi xam nga loolu bu ñu la nee nit koo xam ne yoon daf ko teg loxo parce que doomu aadama la malgré tout dafa war a am dignité am ak yooyu xëy na à un certain moment juum na ñu di ko teg ci yoon mais waruñu ko denc vraiment ci ay conditions yoo xam ne mala sax doo ko ci denc maanaam muy taw ci kawam wala naaj bi di ko kii wala vraiment du mën a lekk goo xam ne lekk gu baax la mu koy jural ay jàngoro loolu yaakaar naa ne vraiment lu ñu ñaawlu la ñun parce que dañuy yëngu également ci wàllu droit de l'homme te lii maanaam du yàgg na ci Sénégal. xëy na ça va être juste une déclaration de plus parce que am na yu ko fi jiitoon par exemple jamono yu ñu lay teg loxo ci bu njëkk sa avocat teew loolu ñu appliqué ko ba léegi mi ngi nekk problème. waaw bon jàpp ba ne peut-être déclaration de plus la parce que ministre bi ko wax ni Ismaïla Madior Fall xam nañ ko yaakaar nañ ne xëy na peut-être am na volonté wu changer mbir mi la ci kanam nag rawul bët nañu seet ba ci kanam ba xam li mu wax est-ce que dina am maanaam ay coppite dina ci am wala maanaam mbir mi fa mu nekkoon rek lay nekk bu boobaa xëy na ñu mën ci àddu. Ababacar Fall ci beneen kanam njiitu GRADEC ñu waxtaanee yeneen ponk yi wàllu langue politique gi jamono jooju ñu dem seeti ña yeewoo ca Passy Ngayeen ca département bu Nioro la soriwul dara Gambie ñoom nag dañoo wàccoon ci mbedd mi mobilisé wu ngir naqarlu yenn ci jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund bokk na ci nee nañu ñàkkum ndox ñàkkum poste de santé naka noonu yoon yu jokk waaye it courant nekk na loo xamante ni dégg la ñu ca am loolee tax nag jamono ji mer ba futtu la ñu def ñu fekk ji fa ñu dénk kàddu ga ci seen yëngu-yëngu woowu lii la ñu wax. dañoo dëkk ci dëkk boo xam ne nii muy Passy Ngayeen li fi yeewoo ci doomu aadama mën na ñetti junne doomu aadama wala lu ko ëpp dëkk bi nag depuis ñu am indépendance ba léegi dañoo gisut lenn loo xam ne nii état def na ko fi wala commune bi nga xam ne nii fi la ñuy yeewoo def nañ ko fi wala jéem nañu ko fi li jublu ci wàllu ndox amul benn jéego boo xam ne nii am na fi benn forage lañ fi gasoon depuis 1985 boobu xale yu ci bëri léegi nii saa yu yor nañ ay doom forage boobu biñ ko gatee ba mu pare dañ ko fa kas romb ko fa dem seen yoon ñi gis ne léegi commune bi année yi passé diggante daaw ak daaw jéeg am nañ fi beneen forage boo xam ne moo nekk ñaareelu forage su commune Ngayeen Sabax forage bi dañ koy jël yóbbu ko Jama Cowi te pourtant forage bi moo nekk deuxième forage su commune Ngayeen léegi nag lan moo tax ñu yóbbu ko foofu moom lañ bëgg ñu leeralal ñu ko ñaareel ba Passy Ngayeen nekk na dëkk boo xam ne ni dafa enclavé wu dafa ruqe ba ëpp kenn mënu fay dem wala dem fa métti na yéen ñi nga xam ne yéen ay journalistes yi li ngeen daj ci yoon bi xam ngeen ko gis ngeen bi ngeen di ñëw fi ngeen jaar dem na ba seen oto yi di xoosoog yooyu noonu yàgg ngeen ci yoon bi trop loolu yëpp li ko waral ruqe buñ ruqe te jàppale wuñu ci côté yoon li jëm ci wàllu santé amuñu poste de santé benn case de santé bi fa nekkoon gis ngeen ko diw bu ni diwoo góom sax amu fa bon donc loolu ñu ngi koy jooytu dañuy lancer appel monsieur le président de la république son excellence monsieur Macky Sall li nga xam ne nii mooy suñu njàmbat mooy sonn nañ taay nañ lottu nañu damm nañu dee nañu li ñu bëgg mooy lépp loo xam ne nii suñu njàmbat la ñi ñëw saafara ko ci ni mu gën a gaawee wa illa 2019 bi di ñëw amul benn politicien boo xam ne nii permettre nañ la nga taxaw ci. donc Passy Ngayeen wane ni mënatul wéyal conditions yi nga xamante ni moom la ñuy dundee foofee ñu bëgg nag ñi moom ñu yeesal moderniser daara bu Medina Gounass Xalif ba àddu ci bëgg daal béréb ba na mu mel ñu bañ caa indi yenn coppite yi rawatina configuration site bi terewul nag yoon yeeg yu ni mel foofee war nañ koo mën a xoolaat ngir gën a yombal dem bi ak dikk bi àggee na ko Abdoulaye Daouda Diallo la ñu ci àndal Abdoulaye Daouda Diallo jawriñ ji ñu dénk wàllu infrastructure mu indi ci ay leeral gannaaw kàddu yoo nga xamante ni xalif ba wax na ko. fan yëpp fi nga xam ni moom mooy fan yëpp Kolda da doon yëngu ci rythme journée mutualité en santé yi fi membre mutuelle de la santé des agents de l'État amal la ci fànn wergu yaram bi ñuy yëngoo dañoo fas yéene taxawal fii ci Casamance ab centre médico-social bi ñu jagleel askanu diwaan bi yëpp. Vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui ne travaillent pas. xam ngeen ne am na ñu bëri ci biir askan wi amuñuy xëy bi leen di tax a fayeeku weer wu ne ngir jàppale ñooñu nag ba seen wàllu wergu yaram daal di yomb ci ñoom dañoo teral ab politique d'investissement. loolu ñu tax a ubbi ay cabinet dentaire yu bëri ci biir réew mi noonu la ñu gis ne UFR bu santé daa am yéene bu baax pour diwaanu Casamance moo ñu tax a lëkkaloo ak ñoom ngir taxawal fii ci Casamance ab centre médico-social bi nga xam ne doomu Casamance yëpp lay amal njëriñ. Avec nous pour l'ouverture d'un grand centre médico-social à Ziguinchor qui sera compétent sur l'ensemble de la région.
Kolda yëngu na ci wàllu koom ci wàllu tàggat yaram ak i caada amal nañu ay visite ca bassin de l'Anambé ak ca barrage Ñanduba tàggat yaram bi boole na ay ndaw yu bàyyeekoo ci ñetti département yu diwaanu Kolda ci wàllu football ak i athlétisme yooyu agent maye nañu it deret laata ñu fiy jógee. Nous faisons du don de sang parce que la mutuelle c'est aussi la solidarité. dañuy maye deret parce que xam ngeen mutualité mooy jàppalante te ku maye deretam loolu dina tax boromam xam ban façon deret mooy daw ci biir yaramam bés bi mu soxlaa yokk deret ci saa si lañ ko koy defal ku yaakaar ëllëg ñu may la deret yow it war nga mën a maye sa bos. Prochain pour avoir du sang, il doit être prêt à donner du sien. ab randonnée pédestre moo daal di teg 3e édition bu journée de la mutualité des agents de l'État. agent de l'État yi doon taxawal kon seen mutuelle fële ca Ziguinchor dellusiwaat ca kon niñ ko waxee daara bu Medina Gounass ak ni ñu bëggee ñu yeesal ko xalif ba Thierno Amadou Tidiane Ba nii na mu configuré woo moom nañ ko bàyyi noonu yoon yeeg yu ci ndes nag mën nañ koo defar mu àggee ko Abdoulaye Daouda Diallo jëriñ ju ñu dénk wàllug infrastructure Moussa Omar Gaye fi nga xam ni moom mooy njomboxtal li nekk diggu daaka bi foofu nga xam ni fa la jumaa ji nekk fa la ñuy jullee kàngam yi di fay toog nekk na benn bërëb boo xam ni ki nga xam ni moom mooy xalif général bu Medina Gounass di Thierno Amadou Tidiane Ba bëggul daal ñu indi ci ay coppite loolu nag mu nekk bëgg-bëggam ci bis bi nga xam ni jëwriñ bi ñu dénk wàllu infrastructure di Abdoulaye Daouda Diallo dikkoon na ngir xamal que ni dikk nañu daal ngir doxal li nga xam ne dige woon nañ ko ngir yeesalaat dëkk bi nga xam ni moom mooy Medina Gounass ak site bi ñuy wax Dakar. bii fii mooy këru Dakar bi kàngam yu mag ci biir Dakar bi yëpp fii lañu installé lu ma 40 Dakar nekk nañ fii Dakar bu ci nekk am na ay nit yu bëri nee na moom kam xelam la mu xalaatoon nee na jërë ngeen jëf baax na te itam rafet na te mën naa nekk tam waaye nag su fekkente ne bàyyi nañ ko Dakar bi nekk ci anam cosaan ba mu nekkee woon fekk jàkka ji yokkuñu ci dara nee na ku nekk fa mu taxaw ci biir Dakar bi ci biir jàkka ji la nekk loolu moo doon yéene Thierno Cheikh El Hadj Mouhamed Saïd radiyallahu taala anhu. jëwriñ bi ñu dénk wàllu infrastructure moom itam fas yéene topp ci ndigalu ki nga xam ni moom mooy njiitu réew mi waaye itam ba tey am dégg-dégg ci li nga xam ni xalif bu Medina Gounass wax na ko. nga xam ni moo jiite agence Ageroute fii ci Tambacounda xamle na ni liggéey bi liñ ko tàmbalee boobu ak néegéen mën nañ jàpp ni téeméer bu nekk luy toll ci fukk ak juróom daal dinañ koy matal phase bu njëkk bi nag ñu jàpp ni war na jar luy toll ci juróomi milliards ci sunuy koppar. mi ngi noonu politique ak benn pôle bu bees ci opposition bi ngir nag mën a waxtaan ak nguur gi correct la ñu ko duppee cadre de l'opposition pour la régularité la clarté et la transparence des élections ñu bëgg wote ñuy dëgmal lépp leer ca naan ñu ni nag ñoom danañu dialoguer ak nguur gi waaye it danañu fexe ba mandat présidentiel beeg coow yi ci am loolee ñu verrouillé ko ñu daal di tàllal loxo weneen pàcc ci opposition bi ngir ñu àndandoo mën a xeex pouvoir bi fi ne jamono ci Habib Faye. mandat bi nga xam ne mooy mandat bu njëkk président Macky Sall muy juróom-ñaari at yi nga xam ne daa forcé jot ci danañu juróom-ñaari at yi mu forcé jot ci bu ñuy wàññi nañ ko ci wàññaale ñu ne am na benn déjà. loolee la correct bëgg di cadre de l'opposition pour la régularité la clarté et la transparence des élections mu dajale ña faree ca wujjeeg politique gi. te bëgg a dem waxtaan ak ñii di pouvoir bi. dañu war a wuyu ci waxtaan woowu loolu lañ jàpp dem waxtaan ak ñoom daal di joxoñ points yi nga xamante ne si moom la ñu war a corriger pour ñu mën a am benn processus électoral bu clair bu transparent et loolu mooy indi ñun ñëpp ñu mën a nangu résultat wu élection sans que mu am kenn kuy contester résultat yi. kon am nañu yaakaar ci liggéey bi mu jot a liggéeyal Sénégal am nañu yaakaar ci liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey ci pays africains yi ci wàllu élection kon yaakaar boobu la ñu am. ndax it tamit yaakaar ak rafet njort moo taxoon ñu ñëw wuy si kon rafet njort boobu la ñuy demee. mais gëm nañu ni lu ko ci jëli ci loolu la ñu nekk mais jotagul mais li fi amoon démb albaka démb daal xalaat nañu du fi amati. waaye ñu tàllal loxo beneen parti opposition bi ngir rek ñu nekk aw say mën a jàkkaar lool régime bi fi ne. taxawal cadre bii nii nga gis leader yi nga xam ne ñoo ko seq pour ñu mën a waxtaan waxee benn kàddu daal di joxañ li nga xamante ni si mooy faay yi mooy manquement yi pour loolu ñu indi ci ay solution yu leer. li gën a am solo dëgg daal mooy ñun ñu ngi tàllal suñu loxo
beneen wàllu opposition bi ñu ngi leen di tàllal suñu loxo pour que ñoom ak ñun nu ànd tëral lu nga xam ne daañ mën a surveiller le processus électoral. pôle de l'opposition Odiolak fas yéene yaatal ngir ñëpp mën a bokk ci xeex mi ngir ñu gën a mën a janook pouvoir bi fi nekk jamono ji. waaye la ñuy sàkku jamono ji bokk na ci ñëpp doon benn di xàccandoo di dóorandoo. nangoo ko ñëpp doon benn ñu defagul aw say di woo ca des Babacar Fall fàttali moom mooy njiitu GRADEC groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance ña ngay organiser wu ngir jàkkaarloog pouvoir bi du yomb 2019. waaw du yomb 2019 parce que li nga xam ne moom la ñu seetlu mooy géopolitique bi mi ngi jax-jax yi bii maanaam mooy ñaareelu kuréel bi nga xam ne moom la maanaam ñuy tuddee parti yu nekk ci kuje gi taxawal. am na ci fan yële defe naa ne boo xam ne taxawaloon nañ ko ci mu nekk ci PDS ak allié ak ñeneen. ak ñoom Ousmane Sonko ak yooyu. bii mooy beneen cadre bi je crois que ñii li ñu def mooy woote pour que ñeneen ñi ñëw ñu taxawal benn kuréel boo xam ne ñoom ñëpp dañuy nekk benn di waxandoo di yëkkateendoo di dóorandoo donc loolu yëpp yaakaar naa ne boo amee tamit bon damay yaakaar ne suñu démocratie rek moo ci war a gën a dëgër parce que ci li ma jàpp lépp loo xam ne ñu ngi koy jëfee wala ñu ngi koy wax. pour fexe ba processus électoral bi gën a leer la ñu mën a dem ci élection ci anam yoo xam ne yu mucc ayib la. yoo xam ne voilà du am benn contestation du am benn coow bu ñu watee ba noppi ki gagné ki ñu gagné félicité ka ca des vraiment nit ñi dem liggéey. mais d'emblée ñu ngi bëgg benn mbir leer mandat président bi ak coow yi ci commencé am ak polémique yi ñu réglé ko mu xam ni day bokk ci lu ñuy compter ñaar wala. loolu yaakaar naa ne effectivement ils sont dans le rôle comme ni nit ñi di wax parce que ci jamono yële professeur Babacar Gueye defe naa ak professeur Zouanke yëkkati woon nañu coow boobu. wax ne constitution bi ni nga xam ne moom lañ ko bindee maanaam dafa xaw a lëndëm ci wàllu mandat bi nga xam ne moom la Macky Sall di def est-ce que dañ koy compter ci ñaari wala duñ ko ci compter ñooñu seen xam-xam màcc na ci wàllu constitution am na fuñ ko teg. yaakaar na ne président de la République parce que ci coowal 7 ans ba ñu waxee sax président ne nañ ko appliquer fii dañ ne ko ñoom constitutionnel si bii mënu cee bokk. voilà donc loolu yaakaar na ne mooy li ma wax rek li ñu wax dafa am fu ñu ko teg donc yaakaar naa ne dañu war a def ay coppite bind ko bu leer maanaam bu ko defee coow dootul am ñu ne mandat bi nga xam ne moom la président di def ci ñaari mandat yi la bokk bu ko defee coow li jeex loolu yaakaar naa ne c'est un minimum. mais bu ñu bàyyee mbir mi bon président ne rek woy de toute façon moom fas yéenewul def ñetti ci ñaari lay yem aussi bon gis nañ ne président waxoon na fi ne dafay def juróomi at dellu si def juróom-ñaari at donc je crois que yooyu daal il faut que ñu leeral ko ci constitution bi bu ko defee loolu dafay gën a indi dal gën a indi jàmm ci réew mi te yaakaar naa ne loolu waruñu ko bañ. correct nag leeral na ni dafay bokk ci dialogue bi waxtaan wi nga xamante ne ñu ngi koy sumb ak kon nguur gi ñoom danañu ca teew ute tuuti ak beneen pàcc bi nga xamante ne beneen kuréel gi parti démocratique sénégalais jiite waxtaan woowee ngir mu yomb coow li bari woon na ndax amoon nañu récuser ministre de l'intérieur tey jii jël nañ ancien ambassadeur Seydou Nourou Ba tabb ko ngir mu jiite waxtaan yooyu jëm kon ci processus électoral bi ci nit ki yaakaar nga ni tey jii dina mën a indi changement ba réeroo yi amoon ñu réglé ko. waaw c'est-à-dire que mbir mi il faut que mu am nu ñu ko jàngatee xam nga dañu nommé ambassadeur Seydou Nourou Ba pour mu jiite cadre de concertation bi maanaam waxtaan wi nga xam ne ñetti pôles yi muy kuje gi ak non aligné ak ñi nga xam ne dañu ànd ak nguur gi ñu ngi ko fas yéene waxtaan processus électoral bi dañ ko teg pour mu jiite ko. donc il faut pas que ñu jox ko tey maanaam ay prérogatives yoo xam ne maanaam dafa amu ko. comme lan par exemple. xam nga tey opposition bi seen principale revendication mooy lan mooy nañu teg une personnalité neutre mu jiite élection yi moo xam un ministre de l'intérieur neutre wala un ministère chargé des élections boo xam ne personnalité bu neutre moo ko yore mais àggaguñu foofu tey ci waxtaan la ñu def cadre de concertation. je pense que li nga xam ne moom moo am ni ñun société civile ñoom ñoo ko jëkk a wax ne bu ñu bëggee concertation yi mën a sotti nañu def vraiment un cadre approprié ñu teg koo xam ne par exemple farul fenn une personnalité neutre mu jiite ko ba ñu waxee loolu non aligné yi ak opposition ñëw fay lu ñu teg ko exigence daal di def ay liste proposée ku ci nekk ñetti nit. nguur gi tey daal di jël ambassadeur Seydou Nourou Ba nommé ko bon ambassadeur nag comme ni ma ko waxee ci société civile la bokk ñun xam nañ ko bu baax nit la ko xam ne ku jub la ku intègre la man mi yàgg na liggéey ak moom ci Gorée Institut 2015 ànd naa ak moom ñu dem Togo
mu doon jiite mission d'observation bi nga xam ne Gorée Institut mu ngi ko doon def foofu jiite groupe de contact. bi nga xam ne kon nekkul lu mënagul régler problème bi. parce que ci concertation voilà ci concertation lañ toll c'est-à-dire que nekkaguñu ci. tey ban organe moo war a maanaam organiser élection et je pense que loolu tey mooy revendication principale opposition mooy maanaam tey li ñu récusé woon démb Abdoulaye Daouda Diallo ne mënut a vraiment bokk ci nguur gi nekk responsable APR bu noppi di organiser tey tamit reproche boobu moom la ñuy ne def ci Aly Ngouille Ndiaye parce que Aly Ngouille Ndiaye responsable politique APR la maire la et cetera donc je pense que dañu nekk ci waxtaan wuy door d'ailleurs mbirum moomu sax mi ngi ci biir ponk yi nga xam ne war nañ ko waxtaanee est-ce que élection yi dañ ko war a jox koo xam ne farul fenn mu organiser ko wala ministère de l'intérieur moo continuer di ko organiser donc loolu ci ponk yu waxtaan wi la. da nga doon gis ni xëy na ñu nguur puusoon tuuti def ko ministre des élections doon na gën a yombal yëf yi wala teel na. waaw loolu man je pense que teel na nañu waxtaan ba noppi bu waxtaan ba seet tey ci anam yan la ñu war a demee élection est-ce que ministre de l'intérieur boo xam ne bu farul fenn. la ñuy def comme ci jamono Abdou Diouf defoon na ko avec général Lamine Cissé. wala comme ni Ablaye Wade defoon am ministre des élections boo xam ne dañ koy taxale ak ministre de l'intérieur jox ko Cheikh Gueye loolu ay waxtaan la yoo xam ne ci biir concertation yi nit ñi dañ ci ku nekk da ngay joxe sa xalaat ba ñu juboo ci donc tey mission wu ambassadeur Seydou Nourou Ba mooy lan mooy fexe ba. def lu ñuy wax facilitation fexe ba maanaam waxtaan wi mën a rattax mën a yomb. mais est-ce que ça peut faire revenir l'autre partie du sax ndax jotuñu woon a yegg si. waaw mën na leen delloosiwaat tey jii. moom ambassadeur man yaakaaruma ko c'est-à-dire tey benn jéego la ñu def parce que ñi nga xam ne tey ñoo ne du ñu dem ci mbir mi c'est vrai que posé nañu problème mu tey ki nga xam ne moo war a jiite cadre de concertation mais am na yeneen ponk yoo xam ne teg nañ ko mooy maanaam tey président de la République joxe ay garantie que ne lay tukkee ci waxtaan wa. dinañ ko appliquer parce que bul réere mbir ne taxawal nañ fi commission nationale de réforme des institutions muy CNRI ci jamono Ablaye Wade assise nationale daje nañu moom président Macky Sall mu bokkoon ci signé charte ba. commission nationale de réforme foncière temps gis nañu def na rapport mais conclusion yooyu yëpp. dañu ku nekk da ngay ñëw xool li la ci intéressé nga jëfee ko li ko ci intéressé mu jël ko alors que ñu li ñu bëgg mooy waxtaan moom la fa tukkee nit ñi juboo ci. comme ni ñu ko defoon 1992 ci code consensuel bi ñu appliqué ko teg duñ ci changer benn virgule loolu benn condition la ci yaakaar naa ne donc lii rek. loolu est-ce que du gàllankoor parce que tam président gisuma ko trop mu ñëw taxaw ni nangu naa ko te yegg seeguñu kii la fay tukkee. bon de toute façon mais il faut que mu joxe ay garantie ne parti yi lu ñu juboo parce que ñi ànd ak moom ñu nga fa ñeneen ñi ñu nga fa mais bu fekkee am na consensus ñu juboo ci dara loo xam ne vraiment dafay tax mbir mi gën a leer dafay dooleel suñu démocratie yaakaar naa ne loolu président daf ko war a nangu waru ko bañ maintenant ñun société civile am na nuñ ci taxawee parce que nous sommes partie prenante ñu nga bokk ci concertation ñu nga fa nekk en tant qu'observateur parce que ñun dafa am condition yu ñu tëraloon mooy premièrement ñu nommé une personnalité neutre buy jiite cadre de concertation bi. beneen bi mooy loolu féete na boor beneen bi mooy président wala gouvernement bi jël engagement ne la fay tukkee dañ koy respecter duñ ci changer dara te loolu rek léegul mais terewul ñun quand même jël nañu sol nañu suñu dàll bind nañu yeneen coalition yi nga xam ne ñëw ñu ci waxtaan wi. pour rencontrer leen pour jéem a waxtaan ba ñu mën a ñëw bokk ci waxtaan wi. ak ñëw Seydou Nourou ambassadeur Seydou Nourou nu ngeen war a doxalee. peut-être mën na ko yombal mais même bu dul loolu ñun déjà dañu nekkoon ci taxawaayu jël ay initiative en tant que société civile waxtaan ak ñëpp pour vraiment ñëpp mën a toog ñu mën a séq mbir mi. ci kaw loolu suba war nañu ñu daje coalition Manko Taxawu Sénégal xëy na ci ay fan yi dinañu tax jàkkaarloo dinañu rencontrer aussi waa kër Ablaye Wade ak fin coalition bi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom pour jéem a waxtaan daal rataxal diggante ba ñëpp ñëw ñu toog waxtaan bu ko defee la ca génn nag vraiment nguur gi mën koo doxal ci. ñoom ils sont dans de bonnes dispositions. ku ji wax ak yéen bind nañ leen déjà comme ni ma la ko waxee am nañu tontu. ñi nga xam ne ñooy coalition bi ëmb waa kër Khalifa Sall ñoom Idrissa Seck ak ñoom Gakou ak ñoom Cheikh Bamba Dièye ñooñu addu nañu ba ñooñu normalement war nañu leen rencontrer ëllëg. maanaam dañu taxawal benn kuréel boo xam ne ñaari kuréelu société civile yi nga xam ne mooy COSC ñoo collectif des organisations de la société civile pour les élections ak pacte plateforme pour la transparence donc des élections dañu boole seen doole lëkkaloo seen doole def ay initiative pour dajee ak donc acteurs yi pour waxtaan ak ñoom. ci wàllu nguur gi ñoom li mu leen di jiñ mooy li tax xëy na teewuñu ci rencontre bi mooy li ñu bëgg a jiital beneen pôle bi mbiri Khalifa na génn ci kaso bi ñeneen mbiri Karim soxal leen mbiri Khalifa tey ji ak jamono ji ñu jëmee ci procès yaakaar nga ne dana yombal yëf yi tamit. non du yombal yëf yi c'est-à-dire man ci ni ma déggee mbir mi maanaam du loolu la ñu
ñu teg comme exigence. li ma gis vraiment mooy maanaam récuser nañu ministre de l'intérieur bëgg nañu cadre de concertation bi niñ ko xam ne farul fenn jiite ko ak la nga xam ne moom mooy la fa tukkee vraiment ñu mën ko appliquer pour que 2019 bi nga xam ne mi ngi dëgmal. anam yéen cee demee mu leer loolu je crois que moom mooy problème yi maintenant nag xëy na la ñàkkul. am na nu mu impacté mbir mi parce que tey doo ñu jàpp sa xëy na leader ne ko ràpp tëj ko ci kaso yi ne la kaay ñu waxtaan ngay ñu waxtaan mais yaakaar naa ne yooyu yëpp fi mbir mi toll nii war nañ ko mën a déplacer mais en tout état de cause jàpp naa ne fii nit ñi toll réew mi dafa soxla jàmm dafa soxla dal te jàpp naa ne président de la république mi nga xam mooy la clé de voûte des institutions moo war a maanaam poser ay actes wane ne vraiment quand même bëgg na apaiser situation politique bi maanaam dal am parce que bu fekkee ne dal amul yaakaar naa ne waxtaan wu sincère du mën a am ba jubóo di. ci wàllu dernière question Babacar waxtu wi li ci des bareetul dans quelques jours 2018 bu ñu ci duggee maanaam daal dañuy jàkkaarloo sax ak élection présidentielle yi foog tam gaa ñi baral loxo parce que y a énormément de choses à régler. absolument waaw loolu moom li nga wax dëgg la soxna Ngoné léegi ñu dugg ci 2018 bu ñu ci duggee déjà mois de février war nañu tàmbaliwaat. bindu nit ñi ci liste électorale yi ñi nga xam ne ñu ngi door am fukki at ak juróom-ñett et cetera ak yooyu donc te balay boobu war nañu saytu fichier bi aussi parce que bul réere mbir ne élection yi ñu jógee amoon na ay problèmes yu bëri ci wàllu nit ñi jotul seen carte wala carte yu am erreur wala carte yoo xam ne maanaam kenn defaru ko donc yooyu yëpp war nañu ci liggéey def évaluation refonte bi def audit fichier électoral bi maanaam ba loolu yëpp leer ba nga xam ne bu ñuy tàmbali processus électoral bi 2018 vraiment mu am xëy na ay jéego yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci wàllu maanaam leeral mbir mi donc ni nga ko waxee mbir mi war nañ cee gaaw vraiment baral loxo yi pour que vraiment jubóo mën a am le plus rapidement possible parce que loolu moo ñuy mën a dimbali ñu mën a dem ci ay élections yoo xam ne vraiment yu dal yu leer vraiment te dina saxal jàmm ci réew mi. gërëm la bu baax Babacar Fall groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance moom mooy secrétaire général bi jaajëfal ko ci disponibilité bi ak xam-xam bi moo ñu doon gunge ci xibaaru digg bëccëg bi jërëjëf. député Mamata Sow moom la ko xaw boppam moo di daal daay ñuy taal kon ci yàll bi mu gis ni nag askan wi ci boppam war nañoo xoolaat seen doxalin ci wàllu woowu gën a jëfee nag akuk tey di moytu laata nag mbir mi di jur leneen ay kàddoom Cheikh Tidiane Dione la ko denk ñu teewlu ko. fii ñu tollu tembe ci la daay di lakk wala ci kanam tuuti waaye ci heure bii nag la neex a fàggandeku ba àll bi bañ a lakk ba tax na conseil départemental bu Nioro dafa pare woon pour ay volontaire ay xale yu jigéen ak góor ñu am BFEM ak niveau bac ak bac ñoo xam ne dañuy volontaire pour ànd ak waa eaux et forêts ak àll bi buñ aaree loolu aar garab yi ba safara bañ faa dem seen jur gi dina naat suuf si dina dekki koom-koom dina gën a dugg ci Sénégal looloo tax ñun ñu taxaw di bañ ku yàq garab di bëgg ay xale yoo xam ne dañ leen di jàngal ñuy jëmbat garab yi ci biir dëkk yi ak ci àll bi. wàllu tàggat yaram wax nañ leen ko ci ndorteel xibaar yi ak tirage au sort huitième de finale Ligue des champions Real Madrid Paris Saint-Germain bokk ci la ñu ca jàpp Juventus Tottenham FC Bâle Manchester City Porto Liverpool Séville Manchester United Chelsea Barça ni ma ko waxee Real Paris Saint-Germain gaañi kon mi ngi ci xel yi déjà ci wàllu woowu Abdoulaye Diaw chroniqueur def ci ak njàngat match bu ni mel naka la ñu ko war a mën a gisee Pafara ñi ngi moo tatanay kàddoom. léegi nii bu doon léegi ñu war ko jouer semaine prochaine wala dans 10 jours ma ni Paris Saint-Germain mën na ko éliminer parce que Real Madrid fi mu nekk nii dafa xaw a mel na que ku jagati dafa xaw a mel na que ku feebar di avancer bien que mi ngi gagné loolu moo tax ma ni bu doon tey ma ni Paris mën na ko éliminer mais c'est au mois de février fii ak mois de février ku ci jagati woon mën nga jag Paris Saint-Germain nag am benn avantage non négligeable moo di match retour bi à domicile te xam nga Real Madrid même boo ko bu la fekk see dana dal sa kaw mais attention ci équipe bu nga xam ni am na attaque de niveau mondial parce que boo amee Cavani Mbappé ak Neymar ci n'importe quel terrain mën nañ dugal bi c'est à croire d'ailleurs que chez l'adversaire la ñu gën a mën a dugal bi te Bayern ni mu def keroog ak Paris Real Madrid mënu ko. bon du am favori parce que équipe la ñuy yu mag li ñuy gagné wala li ngay perte du fa ne da ngay dajeek moom ci biir match bi.
Abdoulaye Diaw ñu bëgg di ko dégg ci wàllu ñàngat mu doon dikk kon ci Paris ak Real niñ ko waxee gisu ci favori yam ak yéen kon fii ci xibaaru digg bëccëg bi 19h30 20h rédaction bi dina dellu si ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias jégalu ci yéenekaay yi ba ngoon incha allah.